organisation bi si suñu droite ñu am ki nga xamante ne moom mooy Mody Kassé nekk koo xamante ne dafa bokk ci li nga xamante ne mooy organisation bi waaye suñu gauche ñu am ki nga xamante ne mooy Djibi Ndiaye moom tamit ku ko xam ka ne boo impliqué wu na ci li nga xamante ne mooy organisation bi ñu bàyyi leen ñu daal nuyoo Mody ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay nuyu bu baax Laye Ndoye di nuyu téléspectateur u Sen Gallo di am mbégte participer ci plateau émission pronostic donc fas yéene waxtaane lu jëm ci fas wàllu course ak journée bi ñu dëgmal ak lépp loo xam ne lu ci profondément lu ci bokk la donc maa ngi leen nuyu di nuyu sama confrère Djibi Ndiaye di sunu mag di sunu xarit ñu bokk dëkk Thiès mu nekk nga wax nekk koo xam tamit ku xelam màcc la ci wàllu course tamit mu bokk ci organisation Kirène bi ñu ngi koy nuyu de passage di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. Mody ñu ngi kontaan ci li nga xamante ne nuyoo bi ñu jël parole bi daal koy jox Djibi moom tamit bàyyi ko mu daal nuyoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñëpp naan bokk internet maa leen di nuyu di leen taagaal di rafetlu si émission bi mu ñëw nga xam ne émission bi tey Kirène si waajal Grand Prix Kirène nag suñ ko waxee tey ñu koy defee Ngor Jaaraama lu bees la ndax Kirène moom day rénové soo xoolee engagement tey da ngay engagé jàkkaarloo géej gi stade amitié lañ daan jàkkaar engagé tey ñu indi ko Ngor Jaaraama mu nekk lu rafetlu coursier yëpp rafetlu ko am na course yi moom ñëpp dañ see war a dox mu dem tànk avance di la leeral benn leeral bu ndaw rek nekkul CNG wu Dakar parce que CNG wu Dakar soo xoolee ren renouvelé guñ ko ndax amagul kayit yi génnagul mais tey journée Kirène dañ ko dawal comme ay promoteurs yi dawal Omar Bao jiite ko ak ñoom Maître Souleymane Diagne ak Zo mu nekk groupe bi rek daal tey bopp bi njiit loo gis am na bopp bi mooy Omar Bao ñu war see dem ak 76 chevaux mu nekk lu am solo yoo xam ne yëpp fas lañ Sénégal mu am 76 kon dañ naan course développé na laa ñu ngi teg foofu suñu loxo waaye balaa ñuy tàmbali gën a xóotal dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi dafa am tiis boo xamante ne dal na suñu kaw suñu waxee tiis bi dal suñu kaw ndax loo xamante ne dal na ci kaw Sidi mel na dal na suñu kaw ñun ñëpp mu nekk propriétaire boo xamante ne bu engagé la nekk propriétaire boo xamante ne wax dëgg yàlla jàmbaar la ci li nga xamante ne mooy course yi sànq ñu jot benn nouvelle ne doomam bu jigéen dafa wàcc liggéey ñu koy jaale di ko masaw di leen mayaale occasion boobu ngeen daal koy jaale wala en même temps. effectivement donc tout à l'heure lañ ko yëg mu nekk loo xam ne ñu ñëpp bi ñu ko yëgee donc nakari nañu waaye sant yàlla ndax lu mu dogal moo gën di ko masaw bu baax papam di propriétaire des chevaux koo xam ne nii actuellement mu ngi participer te ràññee nañ ko ci bu baax di ñaanal ki fi jóge it bu demee yàlla xare ko àjjana te lu mel nii tamit géej fi donc di ñaanal tamit de passage ki nga xam ne ñu ngi ko doon ñaanal tey muy Baye Iba Bao de passage moom it tey la am 1 an bi mu fi wàccee liggéey ak léegi donc ñu koy jaale bu baax famille am di ñaanal suuf woyof ci koom. waaw laay Sidi dañ koy jaale di jaale écurie Maktoum parce que tey dama naan écurie Maktoum ñoo ñàkk parce que tey soo nee écurie Maktoum mooy Sidi Ndaw Lamine Diop at Adama Sall at ñoom El Hadj Ndiaye ñëpp écurie bi lañ bokk man nga xam ne jaxasoo naa ak ñoom parce que képp koo sekk ak ay millions rek jaxasoo nga ak ñoom ndax sekk naa ak ñoom transaction fas Sidi nekk boobu laa ko njëkk a xam mu nekk nit ku baax di taalibe nit ku dëggu di jullite tiis bi su dalee si kawam course la tiis dal si kawam dañ koy ñaanal xale bi fi jógee yàlla xare ko àjjana suuf sedd si kawam ñu njaboot gi ñu fi bàyyi papa jeeg yaa ji yàlla may leen xolu muñ parce que ñàkk sa doom à base dafa métti mais nag suñu borom moom lu gën rek lay def di wax Mody tey jaaree laa jaar suñu góor gi tey la def at muy Baye Iba Bao dañ naan yàlla ko yàlla xare àjjana at magu coursier yëpp ñu ko fekk at képp kuy julli at mais doomu met jaag bi moom it dafa génnoon àdduna démb la woon anniversaire moom it ñoom ñëpp yàlla xare àjjana suñu seet si kawam laay yàlla xaaral leen àjjana ñuy masawu seen njaboot yi nga xamante ne ñoom lañ fi bàyyi bu baax a baax ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy Kirène bi 2e édition Mody tey jii avant tout li ñuy ñëw ci mooy laaj leen avant ñu ñëw ci programme bi mooy li nga xamante ne moom mooy organisation bi maanaam tey jii ni ngeen ko dënkee ci fas yi catégorie yi ñan ak ñan ñoom ñooy ànd ci li nga xamante ne moom mooy catégorie yi ginnaaw bi ñu déggee ne juróom benn catégorie lañ am. waaw Laye donc ñu ngi ci 2e édition Grand Prix du groupe Kirène nga xam ni c'est l'entreprise leader donc dans la distribution de l'eau minérale naturelle ak des jus de fruits donc daaw ñu defoon ko première édition bi c'était le 16 mai à Thiès donc réussir ko mu nekk journée bu neex turfistes yi apprécié
ren tamit ñu ne pourquoi pas ñu reconduiraat la journée. donc loolu ci la ñu toll. ni nga ko waxee donc 6 courses la ñu prévoir. course bu njëkk bi moolu ñaari at yi ñoo koy daw. ainsi de suite après dina am moolu ñaari at yi. moolu ñetti at yi bien sûr dina am course boo xam groupe 3 bi ñoom ñoo koy daw. groupe 2 bi tamit dinañu daw seen course. am benn course open boo xam ne groupe 1 la waaye moolu ñetti at yi ñu ngi ci biir. ak yeneen fas yoo xam ñu ngi ci yeneen groupe yi. donc à la fin tamit ñu am la course des pur sang. ndax pur sang yi tamit boole na leen ci. donc globalement am nañu 74 chevaux. xam naa ne après dinañu ñëw profondément ci programme bi donc daaw ñu ngi amoon 72. ren ñu ngi am 74 loolu yokkute la. te propriétaires yi nga xam ne engagé nañ ci yëpp vraiment ñu ngi leen di ñaanal lépp luñ ci yéene rek wala lépp luñ ci yaakaar yàlla yombal ko di souhaiter ñëpp bonne chance. di souhaiter ñëpp bonne chance Djiby tey dañuy ñëw ak yow laaj la ci li nga xamante ne moom mooy organisation bi. organisation bi laay soo xoolee ni ko Mody waxee rek soo xoolee ni lépp pare daanaka pare na parce que li ñu toll ni journée Kirène soo xoolee Ndakaaru mooy ñëw Ndar mooy ñëw Mbàkke mooy ñëw fépp amateur ñëw rek di nekk rek dina ñëw moo tax di def préparé nañ ko préparé boo xam ne bu mucc ayib lépp lu ñu doon def CNG lu mu doon def benn rek ñun doublé nañ ko def ko ñaar parce que nit ñi dañoo bëgg nit ñi ñëw seetaan si jàmm ñi biwaat si jàmm gis course yi neex a neex si wàllu organisation frais alkaati yi barrières yi sièges yi lépp c'est fait jox nañ ko Assane Boy incha allah samedi si ngoon dinañ commencé actionné si course ba 100 de course parce que dañ dafa nekk loo am bis bu mag la bis bu mag nag dañ koy teel a jugal balaa mu lay jugal mais incha allah te expérience bi mu ngi dugg daaw la première année ren la deuxième année na ngeen si gis daal lu doy waar course bu doy waar ngay gis da nga gis organisation bu doy waar waaw ñu daal di gis dinañ gis organisation bu doy waar ñu gisoon benn décor boo xamante ne bu exceptionnel la est-ce que décor boobu mën nañ ko xaar décor boobu day yokk loolu man maa la wax ndax tey biñ demee def ak ñoom waxtaan moo dee ngi toog waa ji nee na sax yàlla daa def dafa am ay bagage yu bees tàq yu ñëwaat matériel yu bëri mooy tànt yi ñu tàntaloon écurie yi bâche loolu yëpp mën ko fa gisaat bañ nañ ko ba samedi si ngoon la ñuy ñëw ñoom lépp luñ defoon daal benn ñoom dinañ ko doublé waat parce que journée bi seen journée la te xam nañ ni course amul tànk ginnaaw tànk kanam la ñoom daal nañ vraiment journée bi lépp luñ ci mën dinañ def dèjà samedi la ñuy ñëw incha allah installé ñoom ci hippodrome bi waaw Mody ci wàllu li nga xamante ne mooy parrain yi est-ce que mën nañoo xam bés bi ñan lañ ko jagleel ñan ñoo xamante ne tey jii ñoom ñoo ci war a mën a teewoo ñan lañu xaar pour ñëw teewoo waaw donc bis bi donc comme d'habitude ñu ngi ci ànd ak son excellence monsieur Macky Sall donc en tant que donc comme d'habitude c'est un parrain majeur nga xam ni tey lépp lu ñuy organiser ci course dañ ko ciy jiital ndax gis nañ bu baax taxawaay bi nga xam ne am na ko ci fas taxawaay bi nga xam ne am na ko ci course yéene bi mu ci am ak jéego yi nga xam ne dox na ko ci waaye ci journée bi tamit dinañ ci ànd ak la première dame du Sénégal ndax moom it gis nga récemment ñu ngi jógee ci Grand Prix première dame donc wane na bu baax taxawaay bi mu am moom it ci fas àndi ceeg le ministre des sports monsieur Matar Ba le ministre de l'élevage et des productions animales monsieur Ali Sele Diop àndi ceeg des directeurs de société donc ak pas mal d'autres invités yoo xam ne nii donc ñu ngi ci donc mën naa ni liste la boo xam ne tey boo ko doon lim mën nga tëb waaye bari na ay directeurs yoo xam ne ni tey ñu ngi ci biir parrain yi te pare nañu pour jàpp ci loolu nag li muy wane mooy ay nit la ñu yoo xam ne vraiment bis bi am na fu mu leen toll gis nañ am na tamit fu mu jóge woon ren tamit am fu mu jëm ni ko Ndiaye waxee te dina bari innovation de taille yu ci am léegi rek ñu ngi waxtaan ci benn point boo xam ne xam naa ne finalisé guñ ko waaye beneen innovation la lépp loo xam ne rek pour rendre la journée exceptionnelle te xam naa ni incha allah dinañu toll foofu ndax journée boo xam ne déjà côté xaalis boo doon xool vraiment mën nañ ni xaalis génn na ndax course boo ko organisé entraîneur jockey propriétaire war nañu ci gis seen bopp te loolu moom moo waral dëgg-dëgg ñuy tëggu course donc ki nga xam ni moom mooy le comment dirais-je le sponsor muy Kirène tout à l'heure bi ñu fa demee ñoom mel na ni journée bi pare nañu ñoom pour ànd ak ñun mel na ni sax ñoom ñu gën a bëgg journée bi da nga fay fekk ñoo xam ne dañu bëgg fas ñoo xam ne vraiment gis nañu course hippique ni mu demee te yàkkamtiwaat ñëw décorer hippodrome bi ànd ak ñun ci beneen événement boo xam ni bu jéggi yaay lay doon. ci li nga xamante ne moom mooy dotation bi Djiby si parrain yi rek parce que tey suñ nee course propriétaire a tax muy wax suñ nee course entraîneur a tax muy wax te propriétaire yi genn wàll gépp ni ko Modou waxee wàllu état bi ñëpp jot nañ seen i lettre
juste ñu ngi remercier Samuel Sarr parce que ku jàpp su journée bi la moom suñ jugee foofu nag dañuy woo borom fas yëpp parce que ku mel ni Bounama Diop jot na lettre am ku mel ni Ñambi Gueye jot na lettre am Sidi Ndaw Lamine Diop Papis Nia Bibo ñoom ñëpp jot nañ seen leer ak colonel ak Issa Gueye mais mu nekk kon loo xam ne course moo woote course nag su wootee da nga koy delloo si course yi soo boolee kilifa aada yi ak ñi jiite réew mi soo leen boo cëralee cël gi da nga koy delloo si course woo si nag professeur Sakhir Thiam parce que professeur Sakhir Thiam tudd course doo ko tudd sëñ Moussa Mbacke ñoom ñëpp seen i lettre dem nañ vraiment ñu koy rafetlu di leen xaar ñoom ñëpp nag ñu ñëw si course bi parce que course bi soo xoolee yàlla def na tey bi ñu defee engagement par exemple fay nañ course bi suñ neexee commissaire su neexee dimanche suñ dawalee su guddi dimanche su course bi jeexee benn coo amul su la neexee kuy dem yóbbaale sa xaalis loolu la Kirène def tey ren di si félicité nag loolu Omar Bao parce que loolu su ko Kirène ma ne Omar Bao moo ne si tête bi ndax lim boo gis dina am jàppal bi moo ne si tête bi ànd koog ñoom Souleymane Met Diagne ànd koog ñoom Jo Bao ñoom ñëpp ñu si liggéey bu am solo mais jàpp nañ daal tey jii bi ñu engagé ba pare lii promoteur bi war a jox CNG jox na ko ba mu mat sëkk yoreelu dara CNG léegi ñu dem si bis bi si rax bi rahmaan rahim génn see si alhamdulilah moo si des incha allah tey bis la boo xam ne wax nga propriétaire wax entraîneur waaye amateur yi it le directeur Omar Bao beral na leen loxo ndax billet yoo xam ne 2000 la daan jar ñu ne lañ la defal spécial ndëwanal 1000 francs rek lay doon xale yi 500 amul changé donc ñëpp dañuy mën a accéder donc à l'hippodrome mu nekk journée boo xam ne tey gis nga fas yi ni ñu bëree en plus ñu préparé tamit ay prestations d'artistes gis nañ Pape Diouf mi nga xam ni donc démb gis nañ vidéo bi jàll moom it mu ngi jox fan si yëpp rendez-vous hippodrome Ndiaw Macodou Diop Sabel Dieng idem donc te am na yeneen surprise yoo xam ne nii dafay ñëw loo xam ne lépp rek pour rendre la journée animation bi kon tam mën nañ ci xaar loo xamante ne yu bees daal effectivement donc ni nga xam ne noonu bëgg noonu la ñu tàpp la koy gisee parce que tey su Pape Diouf ñëwee seen xale bu jigéen boobu ñëw Sabel Dieng xam naa ne xale yu course yi nag bëgg nañ ku mel ni Pape Arona ak ku mel ni Mame Ngagne ak ñoom Baye Mor xam naa ne moom saf na leen comme comprendre nga amateur yi fi moo di waxee rek 1000 francs lañ leen de spécial ndéwénal mais daa am leneen lu si neex si samedi bi Pape Sall daa woote képp kuy amateur course di bokk écurie Cuuj bokk écurie Sakhir bokk écurie Loyen Baar bokk kër Ngóore Lat di écurie Njàmbur bokk kër Maxtu mu ni dinaa leen boole si benn takkusaan ñoom ñëpp ñu fubal yenn fubal ba pare naa ni boisson photo mu nekk fair play foofu la ñuy xaar course acte yooyu la ñuy xaar course parce que course soxlawul violence ndax mënu see am ñu fexe ba nit ñi bokk ndey bokk baay ñu koy jëfee di ko waxee fu ñu bëgg rek dinañ dem ak Macky Sall ni incha allah balaa ma fiy jógee am naa njort dinañ am propose du première pierre si et guuram ndax bëgg na fas te mi ngi ñuy jàppale te ñu ngi koy wane te ñi ko war a dox ñu ngi koy dox te am naa si yaakaar ne dina sotti incha allah incha allah moo di donc xam naa ne li ma ciy tegaat rek c'est juste pour renforcer ak li nga wax effectivement Pape Sall nekk un Thiessois en turfiste koo xam ne chaque fois dafay engagé wu pour lépp loo xam dafay unir turfiste yi woote match boobu donc samedi lay doon ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop terrain bi nga xam ne moo nekk ci digg bi donc en plus dina am benn yendu ci dimanche bi maanaam képp koo xam ne turfiste nga ak foo mën a jóge ak koo mën a doon jàppal ni woo na la ca case des tout petits ba fa la ñuy daje fa la ñuy xewloo naan fa yu sedd dawal fa ñu jóge fa daal di dem ndànk ca hippodrome ba te démb li directeur Omar Ba wax mooy yëf yi bëggu ci mu am discrimination moo tax jéemuta sax organiser diine wala dara parce que bu ko defee ci li mu wax mooy dina am ñu mën a ñëw am ñoo xam du ñu mën a ñëw ndax ñëpp duñu mën a xaj donc li mu souhaité mooy mu nekk loo xam da koy def au niveau de l'hippodrome propriétaire entraîneur jockey amateur ku mu mën a doon boo ñëwee di nga seetaan course di nga am ambiance te am na leneen ak leneen lu ci am escadron monté déjà dinañu ñëw def carrousel des lances dina am fanfare bien sûr am na ay asiko yoo xam dinañu ñëw ñoom i def seen i participation ak les batteurs yi nga xam ne tout le temps ñu ngi Thiès ak groupe Mabor ak lépp loo xam ne nii tey wàllu animation la mën nañ ko fa xaar ak yeneen prise ni ma ko waxee tout à l'heure waaw donc mu ngi noonu xam naa ne nag journée la boo xam ni waa Kirène ñoom it duñ ci def ginnaaw Ndiaye comme ni nga ko déggee tout à l'heure waxee rek Kirène moom pare nañ parce que ki lay organiser ne samedi lay ñëw kooku pare na effectivement incha allah na nga gis lu rëy Thiès parce que diggante Pape Diouf diggante woykat yi ñu indi 76 naaru 76 fasu course ñu war a daje da nga ci gis bu neex a neex di lancer message nag ne ñëpp teel a ñëw parce que tey Thiès képp ku ñëw rek na nga añ na nga naan boisson dem sa course ba effectivement ñëpp teel a ñëw ñu toog wane suñu bopp course waneeti boppam ndax course discipline lañ ci xam lii lépp nag suñ ko mënee ñu ngi remercier suñu ministre Matar Ba parce que Matar Ba bàyyi course benn yoon
lépp lu mën a def si course mi ngi koy def barki démb li mu def Louga ñëpp gis nañ ko journée première dame moo indi enveloppe première dame taalooto Louga ba Thiès te kon Matar Ba ñu ngi ko mu ngi sóor vraiment ñu ngi koy ñaaral moom it poste bi mu ne yàlla dooleel ko si parce que nag dafa liggéey te li ku liggéey jariñu soo xoolee stade yi ne si stade Sénégal yëpp defaraat na leen kon boog dañ koy ñaanal mu yàgg si sport bi xam ne daal vraiment mi ngi liggéeyal Macky Sall moo ngi liggéeyal Macky Sall ñu koy ñaanal monsieur le ministre waaye bëgg naa ñu taxaw fenn mooy li nga xamante ne li waral coow li mooy Kirène ñëpp dañuy gis ne organisation bi exceptionnel comme li ngeen wax décor bi macha allah waaye li nga xamante ne moom mooy fas yi bëri nañu ren waaye entraîneurs yi jockey yi ak borom fas yi dotation yi bëggoon naa mu muudi ñu daal si ñëw li nga xamante ne mooy prix yi catégorie bu nekk ban prix lañ ko tegal ak global xaalis bi yëpp ñaata la toll. waaw enveloppe 15 millions la woon mais tey soo xoolee deux ans dañ leen a tegal 2 millions laaj leen 30 000 tey si yoon suñ toxoon règlement bi rek dañuy engagé lépp loolu mais feet la 3 ans yi ñu tegal leen 2 millions en loolu te it see bi waxi nopp bee bi ñu amaat beneen catégorie bu ñu defar catégorie bu ne ñu ne xañuñu kenn sa catégorie tànn sa bu la neex la su la neexee nga daw sa catégorie wala nga daw sa ëppan ba ëppan 50 000 lañ ko def laaj leen 5 millions distance yi soo xoolee 2 ans 1200 mètres lay daw 3 ans yi 2200 mètres la ñuy daw see bi 2200 mètres ñu dikk ba si ëppanu 5 millions foofoo jar a taxaw laaj ñu teg 2200 mètres lu si Omar Ba jublu mu ne dañuy dem chef de l'état te bëgguñu fas yi sonn ndax grand prix chef de l'état suñu fay dem muy grand prix njiitu réew mi fas yi dañoo war a ànd ak fraîcheur ànd ak doole mu ni tegal naa leen 5 millions mais du ma yokk distance bi loolu borom fas yi dañ ko si félicité parce que yàgg naa bokk naa CNG yàgg naa toog CNG Omar Diaw ne ko yokk xaalis yokk distance bii nag yokk nañ xaalis te yokkuñu distance macha allah Omar Ba loolu dañ ko si félicité di ko félicité ak ñim si ànd ak ñëpp moo di dem waaw donc Ndiaye wax na ko donc mën naa ne progrès la parce que daaw ñu ngi woon 14 millions grand prix bi ñu ngi tegoon 4 millions yeneen 5 courses yi ñu teg bu ne 2 millions donc ren dañu maintenir loolu en plus yokk nañu ko donc au lieu de 14 dafay nekk 15 millions mais il faudra préciser que ni boo xoolee ci programme bi pur sang yi da ngay gis ni 5 lañu donc 1 million lañ leen tegal donc boo dee xool léegi le prix global donc 14 millions la donc dañu topp règlement bi mais au départ li ñu bëggoon ñu maintenir ko mooy 2 millions yi parce que loolu moo nekkoon la mise globale donc mu nekk course boo xam ne yëf yi foofu la war a toll te ni ñu yéene tey comme ni ko Ndiaye waxee ay jàpp ci parce que tey course hippique nekkul rek loo xam ne da ngay ñëw dawal benn dimanche dem dafa war a toll foo xam ne war nañu am yenn plus d'une journée mu nekk activité boo xam ne tey ku ci ne war nga ci mën a gis sa bopp mu développé ba entraîneur jockey le propriétaire ak ñeneen ñu bëgg a ñëw ñëpp nañ ci gis seen bopp parce que bu doxee rek incha allah ñëpp dinañ ci gis seen bopp te yëf yi nekkul am po mais business la ndax Cheikh Djibi Ndiaye mii toog xam na li may wax yor fas dafa métti benn rek boo ko ci yoree da nga xam ne métti na donc ñi nga xam ne ñoo ci yor lu bari tey dugg nañu te mënatuñoo génn donc nañu leen jàppale lépp lu ñu leen defar rek nañu xam ni quelquefois mérite la ci seen passion bi nga xam ni tey lu ñu am ci lañ koy investir. effectivement kon ñu daal leen ñëwal la ci li nga xamante ne moom mooy programme bi nga xamante ne première catégorie bi 2 ans yi la tey jii numéro 1 bi nekk Sakoki bu ki nga xamante ne mooy Massi Sele Ndiaye numéro 2 nekk Waly Ndiaye antenne bi Massi Sele Ndiaye di écrit Ndiambour numéro 3 nekk Mame Boussa Diop doomu turul la nekk day bu Samba Koura Diop numéro 4 nekk Neelankar bu Thié Diop numéro 5 nekk Elisio Moustapha Assane numéro 6 nekk Ndamli bu professeur Sayer Thiam écurie Rewmi numéro 7 nekk l'Africain bu professeur Sayer Thiam écurie Rewmi numéro 8 nekk Liran Moraes la Mamadou Bamba Samba moom moo ko moom numéro 7 nekk Arafat bu Djibi Ndiaye numéro 9 nekk Arafat bu Djibi Ndiaye numéro 10 nekk Ngóoru Ndaw bu Sid Ndaw numéro 11 Aminata Ka bu Arona Diagne numéro 12 nekk Ndeye Sissoko bu Modou Diané Diop numéro 13 Waxi Buur bu Ousmane Fall numéro 14 Hazoum bu Ahmed Assane Sy numéro 15 Mbacke Bari bu Madior Diab numéro 16 Wax Jëf bu Omar Ba Junior numéro 17 Sundufu Ngel bu Omar Ba Junior numéro 18 Serifou bu Rona Bankal numéro 19 Maganeex Omar Ba Junior numéro 20 Mas Diawara bu Mansour Sylla tey jii Djibi 2 ans yi 20 partants. 20 partants nga lim sama xol dafa sedd. ndax dama see gis sama ñaari doom. muy Arafat ak Waxu Buur. Arafat nag ñëpp xam nañ ne maa ko judd jox ko sama frère Soud Ndaw.
kon boog tey su ñu ñëw may def plateau ñu lim ko fi mbégte la ak kontante te it yàlla def mu nekk loolu favori bi suma jógee kon boog sant yàlla la loolu course moo toll ñu laay course tey dafa toll foo xam ne dañuy mat 20 partants parce que fas yi bari lañ te vraiment course suñ tollee fii tey bu doon 20 partants ci ay mool yu ndaw kon boog war nañ ko jàngal ñaanal élevage bu yokk poids sooke yi parce que tey 20 partants yi loolu change tollewuñu parce que da nga gis 20 partants yi ñaar ak ñetti sooke yu baax fii ne mu am 17 sooke yoo xam ne ay colo la ñuy yor kon change tollewuñu loolu ñuy ñaan yokk élevage fas yi toll nañ war a toll élevage su mënee yokk poids 2 ans yi poids sooke yi yor 2 ans am na solo trop dañuy ñaan nag ndax kuy ñaan moom da ngay actuellement poids plafond bi moo nekk 47 parce que loolu gisoo ne bëri na sax ci 2 ans ba tax ñu bëgg ko yokk non 2 ans yi ni ñu toll ëpp na 2 ans yi macha allah ren soo xoolee élevage dafa mucc ayib soo gisee suñu kilo 2 ans yi da ngay defe ne ay naaru góor lañ kon tey ñoom war nañoo mën a attan yenn poids yi parce que soo xoolee laay nga am na 20 partants am si ñaari zone yu baax rek change tollee tuba te ki jóge kaw la jóge Mbàkke en général bu am zone yu baax yëpp diggante ñaar yeneen sànnal ga ak fi nga fiy dawal bi lépp looy def di am stress neexul bu nga soo waree dawal la semaine bi yëpp da ngay am stress kon loolu dañuy ñaan élevage ñu yokk ñu poids zooge yi parce que ñun leer nañu suñu fas yi am suñu fas yi wax dëgg yàlla mën nañoo yéen a ëpp loolu dox moo di 20 partants ñoom ñan nga ci gis ne ñooy say favori ak outsider yeeg ñi nga xamante ne mooy loolu donc 20 partants yi comme ni ñu ko gisee tey le favori moom mooy Arafat ci course bi ndax Arafat bi mu dawee ci saison bi ak léegi am na 5 victoires yi mu am na en plus benn 3e ak benn 2e ndax bi mu njëkk a daw la am 2e bi ñu demee Louga ci Grand Prix Première Dame moom mooy 3e en plus donc boole na ko ak 5 victoires déjà bi mujjee daw moom Arafat moo raw donc bu weesoo Arafat ñi ci des tamit ku mel ni Nelen Car bu ñu fàttalikoo raw na fi 14e journée ak les jockeys voilà Mbaye Diène Diallo à part moom Ngoné Ndaw tamit raw na fi moom moo nekkoon ex Fatou Diagne Paris Daara Jolof gis nga moo fa raw moom dellu si waat na en plus di nga gis yeneen fas yoo xam ne bien vrai que rawaguñu professeur Sakhir fas bu constant la ndax du xotti reçu voilà effectivement fas boobu fas bu jar a sóoraale ndam le bu Sakhir Thiam effectivement donc am na fas yoo xam ne ñu ngi ci biir bien vrai que rawaguñu mais tey chaque fois boo xoolee li ci ëpp ci seen i course ñu ngi am xaalis te xëy na fas la ñoo xam ne nii donc peut-être au début mën nañu am difficulté mais fin saison souvent mën nañu rattraper groupe bi gis nga bi seen naa fi tamit maga neex muy rakk ci magistrat maa ngi fàttaliku bi muy njëkk a daw Daara Jolof mooy kat ñëwaat na amul xaalis mais tey fas la moo xam ne foofu war nañ fa taxaw parce que man fas boobu dama gis mu def rentrée bu am solo Daara Jolof bi mu dawee dama ne champion feeñ na mais bi mu ñëwaatee ma gis ñu raw ko ma ne est-ce que nekkul problème mu zooge wala dara mais fas boobu juddu bi mu am at lu ñu juddu man nga see wax sax fas mais dafa daw ñu gis fas bi mu dawee Daara ñëpp xam nañ ni champion la ñu ñëwaat def contre performance bu garaaw ba loolu war nañ ci am tuuti jàngat ndax amoo si jàngat moo di waaw loolu jar na am jàngat ndax toujours li ñuy xaar mooy fas yi bu fekkee ni bokk na ci kente bi ñu ngi koy bàyyiwaale xel ci course topp te loolu li ñu koy constaté bari na mais dañuy jàpp rek ni fas nag dafa complexe la tax mu waroon a mën a ñëw tey bokk ci kente bi bokk ci xëy na préparation bi mën na ci bokk mën na am xëy na diggante jeudi bi nga ko jaabal ba am ci yaakaar ak image bi. est-ce que moo di zooge bi ko waroon Daara moo ko waraat Thiès. waaw loolu nag dese na ma leer. dese na ma leer loolu faaw ñu xool ko loolu am solo la. waaw mais jockey bi xëy na boo dee xool pratiquement jockey la yoo xam ne ni li ñu def seen may na leen ko mais souvent xëy na dëgg-dëgg ci jockey mooy dawaleen bi tamit dawaleen bi am na ci solo parce que fas yi ñu ko dawal ci 4 mètres te bi ñu fa daw Daara Jolof bu ma juumul 1200 la ñu daw est-ce que tey adapté wu na ak loolu est-ce que préparé nañ ko ci loolu est-ce que dawal nañ ko dawal boo xam ne may na ko mu am ci course bi xaalis tout en sachant que bi muy dawaloon ak ñoo xam ne déjà am nañu xaalis ak ñoo xam ne raw nañu mais nag li ciy joué mooy fas la ñoo xam ni mën naa ni doo bàyyi juste lii ni ma koy waxee tout le temps dañuy jàng daw rek donc lu ñu def tamit ci sukkandiku pour mën a defar préparer leen pour ñu am nawet bu baax mën a dem l'année prochaine ci yeneen catégorie yi. kon
kon ñu jàpp loolu rek neex ay xale lañu te kon comme ni ngeen ko waxee ni ma leen déggee mën nañ jàpp mën nañ jàpp ku ci ne Grand Prix xam nga course bi tamit ñu ngi ci doon xaar ku mel ni Perlefine parce que boo dee xool bien vrai que actuellement am na 8 courses dese na leen ku ci nekk 2 courses Grand Prix waaw bon ko daw dimanche bi doo mën daw Grand Prix te journée du cheval moom beneen effectivement Grand Prix premier temps mënoon ngeen a bàyyi gars yi sax ñu ñam gars yi waaye dégg naa laaj toujours danaan damaa soxla victoire bi moom victoire bi ñoo mu ne da koo soxla comme Perlefine on félicite de passage l'écurie Cuuc parce que boo xoolee fas bi mu tàmbalee daw ak léegi à part jour bi muy daanu yi ci des yëpp moom moo raw li muy def nii mën naa ni sax boo dee xool saison sans défaite la ndax course boobu dafa daanu te mën naa ni bu continuer woon noonu mën naa ni même bu rawul dina classé lu mel noonu ku mel ni Rayane roddoon na fi lu mel noonu na fi ndaanaan yu bari yoo xam ne jaar nañ fi 2 ans dañu wala seen bopp expert à 2 ans 3 sorties 3 victoires mu dem catégorie 3 ans noonu mais toujours li ma ci wax rek kenn bañ a xaaddi xam ni 2 ans yi jàng daw la parce que programme bi gis nga 20 chevaux yi dañu bari souvent nga repérer fas boo xam ne nii déjà wax nga sànq ndam li mais gis nga l'Africain ñëwaat na ak Elisio deuxième la fi bàyyi voilà Elisio Xarizum tamit Xarizum nañ ko bàyyi xel daw na lu ma convaincre man des dernière sortie justement waxu buur bi gis nga moom it téléwul Chérifou bi ñu demee Daara Jolof gis nga moo fa am deuxième te amoon na fi tamit 5e donc bari nañu jàmm xam naa dina amaat joke bu baax ndax Fallou comme taw feex ñëw rek mën na am ci fas yi mu war ci fas kon daal nañ teg baaraam foofu sinon buñ fi nekkee dawal moom it vraiment champion la. waaw gentleman nangu champion. parce que ñun dañ daan rawante ak moom. mais xam nañ ni fas bu mën a daw la champion la. yàlla na ko yàlla defal jàmm lafal ko cat. may borom ay premier yu bëri parce que ñun rawante la ñuy def. suñu rawante pare jeex na après ñu ne. mu braak maa ngi félicité famille Ndiouk Ndiouk. parce que liñ def yombul. jël mool boo xam ne bi ñuy xalee lañ ko jël defar ko ba mu ñëw indi ko si dawal bi moom it mu bokk champion yi de passage sama jàppante yi maa leen nuyu di leen féliciter di leen encourager parce que dañoo dawal fas bu mën a daw ren taw féex gis nga ko di ngeen ko jëndee ba tey it bàyyiwul mu nekk soo xoolee di fas yooyu ñooy fas yi gën a xàññaaral ren si 2 ans yi kon boog vraiment damay féliciter ñoom di féliciter Cheikh Lay parce que Cheikh Lay dafa def lu garaaw dafa am demi-sang boo xam ne musul xotturu si te du ma gis gars yi du ko dawal des fois te yow lu am solo la. Ndiaye bis bu daw si waatee rek ñu ñëw sinon programme duñ fi jógee mën a fee waat ñu ñëw ci Mody sa waay fu mu toll nii ala mi daa tar bari na Alimatu Sadie l'émission kii Charlemagne la c'est une rêve la fasu mën a daw la am na fi ñaari 5e am na ñaari bi mu mujjee daw tamit classé na xam naa prochainement bu ñëwee dinañu am le temps développé parce que fi mu toll nii programme bi comme des na yeneen 5 courses xam naa ne laay ndoy fi kon Cheikh Lay ñu koy wax félicitation di félicité ñëpp demi-sang dawal si ko muy def performance uteeg borom tawfeex bi mu dawalee jël 12e dañ ne dafa ne demi-sang la kon Modou ñu joxe ci li nga xam te ne mooy 3 ans yi daw maa ko dawal ren muy 12e dama si félicité sama bopp yombul nga jël demi-sang ñëw dawal ko raw dawal fas parce que dawal fas képp ku koy def rek dama jàmbaar nga moom vraiment passage maa ngi nuyu Malick Diop de Thiès xam naa ko encouragé wax tout le temps parce que tey moom dafa bëgg li muy def moom yamale ndax ak premier la yamal te ku yàgg si teen bi baak fekk wallaay dina mës a ñëw dañ koy yàlla defal ko jàmm dina mës a ñëw wér may ko gañaa ndax gañaa yombul ko ne lay dugg dina mës a ñëw ñu daal di ñëw ci li nga xamante ne mooy beneen catégorie bi muy 3 ans yi ñoom ñu nekk tey jii li nga xamante ne moom mooy 13 partants numéro 1 bi nekk Ndeye Fama Der bu ki nga xam nekk doomu Xabi bi waaye ki ko moom mooy Yebal Der mooy jóge écurie Réew numéro 2 nekk Dija doomu Londranzer le professeur Saïd Thiam moo ko moom écurie Réew numéro 3 Damel Dëcc fu Ndiogo bu Babacar Mbagnick Fall numéro 4 Damel Samba Thiapi Thiaw moom tamit de Babacar Mbagnick Fall moom moo ko moom numéro 5 nekk Fils Mbacké moom Demba Seck Mbaye moom moo ko moom numéro 6 nekk Ilimane bu Père Madior Diack numéro 7 Reine de Saba bu Abdoukhar Mbaye Djiri numéro 8 Ëtt Demba Seck bu Mbaye Diène Mbaye numéro 9 Soda Mariam bu ki nga xam te ne moom mooy Pape Ngingue numéro 10 nekk Diofior bu ki nga xam te ne mooy Mansour Sylla écurie Lambar Fall numéro 10 nekk Assirou bu Samba Diagne écurie Lambar Fall numéro 12 nekk Biti Madior bu suñu maam Bokole Bao écurie Lambar Fall numéro 13 nekk Am Saxul bu Abdourahmane Agne tey jii ñu nekk Mody 13 partants mais bi ñu mujjee daw 2200 mètres gis ngeen course bi nu mu demee waaye Ndeye Fama raw leen lu ko ñëw 2200 mètres am 1000 mètres taxaw course bi lan lañ ci mën a xaar ak Diofior mi nga xamante ne actuellement moom mooy favori 3 ans yi. D'accord donc là ils sont 13 le numéro 1 Ndeye Fama Der comme ni nga ko waxee
engagé woon nañ ko 12e journée jotul daw ñu engagé ko lors de la 16e journée à Louga ci Grand Prix Première Dame ci 3 ans yi mu raw avec le jockey Mohamed Gadiaga ñëwaat na Thiès def contre-performance donc li ñuy xaar nag mooy ñoom bu ñu ñëwee ñu rectifier le tir wane ni fas yi la ñu wane woon Louga ba léegi y a de la matière lu ko may tamit xëy na fas bu baax la ndax doomu Habib la Elisif Fiti Elisif Quality Gone West Mr Prospector donc moom déjà fi mu bokk baax na fas la yoo xam ne nee naa daaw à 2 ans raw na ñaari course yoo xam ne def na bu ci nekk ci 1200 mètres yi 1:33 donc am ay dans la suite bi mu ñëwaatee tamit am na xaalis mais ki nga xam ne moom mooy favori ci course bi leer na moom mooy Diofior te ba doon xool globalement ci 3 ans yi c'est le seul poulain de 3 ans boo xam ni accumulé na lu toll ci 5 victoires dernièrement moom moo raw na ci 2200 mètres raw na ci 1650 mètres yi donc ki koy war généralement moom mooy Abdou Diop donc bu weesoo Diofior tey ku mel ne Assirou raw na fi buñ fàttalikoo moo raw 8e journée à part moom tamit Reine de Saba raw na fi ñaari victoire bi passé daw na progrès progrès bi nga xamante ne wàcce nañ ko xam nga 3 ans ay fas yu mën a daw la nday faama dinaa am benn taxaw fas bu mën a daw la fas su mënee daw rek mën na daw des fois day ay détails yu ndaw parce que fas dem na Louga ñëw bi mu demee Louga raw am na nante yoo xam ne waxoon nañ ni peut-être dañuy bàyyi ba mu ñëw ñu ndax dina confirmer far mu ñëw mu def léegi loo jàpp contre performance bi contre performance bi mooy Louga ak Thiès bokkul rek fas moom daw na raw daw na ñëw am ndate mais léegi dama jàpp ni dem na Louga raw peut-être semaine bi ñu yokk liggéey bi wala ñu feetal ko rek mu ñëw gis nga li mu def. mais ba yegg ci 1000 mètres ñu téye ko est-ce que loolu c'est normal. normal mais mën naa am jockey professionnel moo ko wër. waaw moo ko war xam naa ne gis na loo xam ne neexu ko si mu téye ko. parce que fas tey su la leeree dañ lay raw. da nga xam ne fas bi peut-être wér na wala sentir na lam la doon woon wënu ko. mën nga koo téye. tëb na ab dimanche. ñëwaat da nga koy jàppalaat di dë. fas bu mën a daw bis buy daw si rek da nga koy jàppal di dë. ndax 3 ans yi dañoo mën a daw. gis nga la Reine de Saba li muy daw ci li mbay. moom it dafa ñàkk constant man loolu jaaxal na man day daway xel yu neex yoo xam ne ba ñëpp ne dimanche bu ñëwaat def contre performance loolu war nañ koo mën a xoolaat si mais dinañ dem course bu neex Diofior nag xam naa ne day gën a raakaaj ndax Pape Diouf day ñëw xam naa ne Diofior bi lay ubbi mais ak 51 kilos moo di dara 51 kilos fas bu moment bi du ci dara fas li ma wax rek toujours nañ ko préparation bi baax mu mën a daw Fama Der boobu ngeen wax déjà donc course bi ñuy wax ni ñu ko dawalee ci gis-gis bi mel na ni baaxul ci li ñu ci bari constaté parce que ñu ngi doon xaar au moins comme dafa kenn au moins mu mën a patienter fas la woo xam ni dafa jóge jafe-jafe ñu defar ko mu ñëw donc mënoon na am neneen nu mu dawee pour mën a yokk ay chance am mais course bi comme ni ma ko waxee Elimane mu ngi ci biir bien vrai que ñaari ku mujjee daw amul xaalis fas la woo xam ne nii mën naa ne depuis daaw mu ngi wane boppam donc loolu moo signifie simplement ni course bu neex ngay am seen naa ci tamit Dija bi doomu Grande Royale la yaayam am na fi 2e Grand Prix du championnat ba léegi mu nekk surtout boo xaayee suñ ko doon xaar ñëw waaw ba léegi moom it des na fasu mën a daw la rakkam mi ngi sama tool nga xam ne fasu mën a daw la bi nga ne imam sama xel daa dem si macha allah Elimane mënu ma wax course du ma wax ñambe jee l'homme de 2010 ndax su ma toogee borom Njaay ba wax si fas ba juguma rek mu gërëm ma waxuma si wallaay mu nekk ne imam nag nag ma see dugal ndax maa bokk ak macha allah doy na te fas bu constant la si 2002 passage ñu ngi nuyu ñambe at maram Dieye di leen ñaanal jàmm at wér at sutura di nuyu nag sama rak yëpp une France ku mel ni Valdo ku mel ni Lino Pape Ndiaye Ousseyn Ndiol mi si Bordeaux laa ko tuddee léegi waaw ñool mi si Bordeaux wax ko loolu rek di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziare di leen baalu àq ci julli gi ñu nekk samay rak ak waa Thiès gépp ay Malalkan Samb ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen remercier laay tey ma jox sama doomu ndey Cheikh moom it mu xuus dugg si yeneen course yi parce que moom it ki ren da see am wàll mais tey jii Modou nga gis tey jii kon mën nañoo jàpp ki nga xamante ne moom mooy Diofior moom mooy favori bi waaye buñ jógee ci Diofior peut-être mën nañu Reine de Saba ndax am na 2 victoires Assirou am na benn victoire tey jii Ndeye Fama am na benn victoire kon la course la boo xamante ne nañ ci xaar lu nekk parce que man Diofior poids am bi nga xamante ne yenn na ko est-ce que am dawal bi amul nu muy demee mu daal jël défaite alors que ne bi nga xamante ne keroog daw na li nga xamante ne mooy 2200 mètres dañ koo raw. waaw lu ne mën na ci xew Ndeye Fama xëy na mën na am potentialité ñëw raw comme mën na ñëwaat également mu am neneen nu mu demee mais course la boo xam ne nii fas yi ñoom ñooy atte seen bopp poids yi mën na def différence jockey yi mën nañu def différence stratégie mën na wane différence léegi gis nañu ni ci biir groupe bi déjà ñëw na te ñoom ñaar ñoo bokk benn écurie la stratégie serait
déjà jouer le rôle de lièvre wala ndax Ndeye Fama Der dafay ñëw moom it galoper aux avant-postes tout en sachant que ni Diofior moom it xëy na mën na am tamit xel yi mu indoon ko mais li wóor daal mooy la reine de Saba xel yi mu mujjee daw neex na te bu rawee du nekk surprise ndax fas la woo xam ne depuis daaw en tant que pouliche de 2 ans mu ngi def ay performance am mu nekk doomu Élisif doomu Fred Lalupé donc wax nga ko tout à l'heure Elimane mu nekk doomu Kelfu Elimane moom it fas la woo xam ne bu constant la xëy na jaar-jaar du ñàkk des fois xëy na des fois toujours dina am quelques trébuches yu ñu def mais à part ça donc mën naa ni course la boo xam ne 2200 mètres la bu neex ndax Ndeye Fama Der ci li ñëpp di xaar peut-être mooy mu ñëw wanewaat yeneen xel yu gën a neex mu mujjee bàyyi kon daal mooy noonu ñu jàpp ki nga xamante ne moom mooy Diofior comme favori mais tamit ëttu Demba Seck mu ngi ci biir te ëttu Demba Seck daaw raw na grand prix première daaw avancement te bu ñu fàttalikoo à Louga am na fa 4e ñu ñëwaat Thiès mu am 4e mais après ñu rétrogradé ko et voilà course bu mujj bi gis nga ni moom mooy 4e donc ce qui signifie que ni mu ngi progresser changement jockey souvent mën na la apporter dara ndax le jockey bi koy wax c'est un expérimenté muy Momad Dieye donc gis nañ ni biñ ko joxee léegi fas yu mu ngi ñëwaat donc di encourager tamit borom Mbaye Diène nga xam ni yàgg na fi indi gagnant nga xam ni moo fi daan indi ñoom Serigne bi Malaw donc di encourager tous les propriétaires di encourager tous les propriétaires ñu ñëw ci 3e catégorie bi nga xam ne moom mooy groupe 3 bi tey jii numéro 1 bi nekk Awa Sayer Dégantanoor bu ndaw Awa Sayer Ndiaye écurie Ndiambour Maysa Sele Ndiaye numéro 2 nekk Sakoki bu Maysa Sele Ndiaye écurie Ndiambour numéro 3 nekk Zarak bu Moustapha Assane 4 nekk Linguère Maguette bu Babacar Mbagnick Fall numéro 5 Linguère Diallo bu Babacar Mbagnick Fall numéro 6 Damel Amérique Ngone Sabel bu Babacar Mbagnick Fall numéro 7 Belfi bu Sid Diagne Mbaye numéro 8 nekk mooy Alioune numéro 9 El Capo Moustapha Assane waa écurie Lambar Fall numéro 10 Abdoulaye bu écurie Lambar Fall ama paw moo ko moom numéro 11 nekk baax na bi tey bi ki nga xamante ne moom mooy tey ñu gis ne El Capo actuellement moom mooy cheval bi nga xamante ne moo ëpp victoire ci li nga xamante ne mooy bi course yu ubbeeg léegi ak 10 victoire tey jii est-ce que tey jii dafay ñëw di doxantu si rek wala dimanche ni nga xamante ne rawee naka ci 1500 mètres bi nga gis ne Zarak ak Rawlado jege nañ ko ak distance bi yokk bi ak poids bi est-ce que mënul am benn impact ci li nga xamante ne mooy rawante dimanche am. waaw Laye Ndoye maa ngi lay nuyu di nuyu seen galo bi yëpp di wax ne waaw vraiment li nga ma laaj question la ci biir question yi parce que da nga maa laaj fas wax boo ma ko laajee danaa ci mën a tontu ak catégorie bi nga xam ne ci la nekk di ci daw muy El Capo ma dégg ne comme dimanche passé dañoo daw 1650 mètres nga xam ne fas yi comme ni nga ko waxee jege nañ ko te am na fas yoo xam ne vraiment mi ngi ci biir fas yi ñu ko doon séentu mais boo diiran booba ak léegi lañ doon xool ci moom gisuñu ko mais fan yi ñu génn gis nañ ne mu ngi daw progrès muy Laurado de gis nañ ne dimanche sax imposé na def na loo xam ne xaatim kenn kii El Capo kenn defagu ko parce que dimanche génn na ko ba ñu am 1200 mètres ba ba ñu tourné pour dal laal digg tàllal ma ci la ko El Capo jàpp ci la ko génne xëy na nag lool pour
te fas la woo xam ne actuellement mu ngi en parfaite constance baax na ba tey nag rentrée lay def ci doomu Raftawood la donc moom la tey moo doon ànd ak ñoom ay ñoom Rayaan effectivement voilà fas woowu nag xëy na gëj na daw donc ren muy def fi rentrée nii donc dañ koy jàppal idée rek tout en sachant que nag Zarak mu ngi ci biir groupe bi te dimanche bi ñu génn mooy deuxième jockey bi Mouhamed Gadiaga ndax moo koy waraat en tout cas bi mu ko waree gis nañ ci résultat bu positif tey jii ñu daal di jóge ci groupe boobu daw gaaw daw ci li nga xamante ne moom mooy groupe 2 bi groupe 2 bi ñoom ñu daal di nekk li nga xamante ne moom mooy 11 partants ñoom tamit numéro 1 bi nekk law bu ki nga xamante ne moom mooy professeur Saïd Thiam numéro 2 nekk Linguère Tening bu Babacar Mbagnick Fall écurie Rewmi numéro 3 nekk Nelenkar bu Lamine Diop écurie Rewmi numéro 4 Miss Yacine bu Mouhamadou Lamine Diop écurie Rewmi numéro 5 nekk Bel ba Abdou Kharam Mbaye Djili numéro 6 adjudant bu Pape Ninga écurie Maktoum numéro 7 Dolly Mame Bo Kole Ba écurie Lambar Fall numéro 8 Trève Omar Ba Junior écurie Lambar Fall numéro 9 Léon Do Bayouf Cheikh Sendo écurie Lambar Fall numéro 10 Very Good Omar Ba Junior écurie Lambar Fall numéro 11 Mambo King Maître Moussa Mbacké écurie Lambar Fall ñu nekk 11 partants Cheikh 11 partants yi Bel moom moo leen mujjee raw li nga xamante ne moom mooy Grand Prix président Idriss Seck conseil économique et social daaw distance bi 1650 mètres noppali ko ci diggante bi daal di ñëwaat est-ce que tey jii mën nañu koo ñemee tab favori. waaw laay li nga laaj lu am solo la ci groupe 2 bi nga ma laaj danaa ci sawar pour tontu ci parce que da maa laaj ki Bel ma gis Bel na fas la ngoo xamante ni bi course yu ubbi liñ doon séntu ci moom dañ doon wax ne bu ñëwee mooy man groupe 2 yi malheureusement demewul noonu parce que bi mu ñëwee ay rawante doon na ci am mais malgré que nem daan mel ca nañ ko daan séendee gisuñu ko ci woon mais gis nañ ni dimanche passé gis nañ ni 2650 mètres la mu toog ci biir paquet bi ba heure bu ko neexee mu génn raw ak fond gis nañ ne amul benn empêchement ci biir parcours bi léegi nag am na fas woo xam ne moom moo doon naataangoom ñu yaakaaroon ne ñoom ñaar war nañoo mën a rawante parce que fas woo xam ne fas wu man deuxième tour la muy docteur Diakharañ ñu gis docteur Diakharañ sempe ko ci catégorie boobu génn dem ci catégorie groupe E bi muy naaru góor yi ma jàppat ne rek Bel comme dimanche defoon na ko te tey wàññi nañ distance bi te ki nga xam ne moo doon fas deuxième tour dëgg ñaar lañ ci doon séntu mooy Linguère Tening ak docteur Diakharañ ma jàpp ne Bel bu fekkente ne bi ne lam indi dimanche passé indi waat na ko war naa mën a gañaat course. Certes nag moom it le jockey a très bien lu le jeu moom it très mu teel a avancé loolu moo ko may mu galopé avancé moo tax avant même mu leen di raw da ngay gis ni muy progressé ba jëli leen ba raw leen finalement la Bel moo doon deuxième mais fas yi nga xam ni moom moo réalisé un doublé historique du Grand Prix du Conseil économique social et environnemental muy Bel donc la fille de Warhorse ak bien sûr Rose moom actuellement mooy favorite bi ak 5 victoires mais laaw raw na fi Linguère Tening raw na fi donc mun naa ni ñett rawante bi fi mu toll nii ci ñett nañ ci bàyyi xel
mooy 3e. donc loolu bien vrai que dawaat na fi boo dimanche ñëw na. mais dafa resté ci stade de départ yi ndax gis nañ ni dafa am jafe-jafe jug. moom loolooy problème loolu tamit malgré le changement de jockey mu jug mais tamit ñu ngi koy xaaraat ndax bonul Maguette Diop ci 3 ans yi la jóge woon dem daaw groupe 2. wane fa boppam performance yi may ko mu ñëw groupe 1. le numéro 2 moom mooy Ngoné Latyr Ngoné Latyr nag moom mooy fas yi nga xam ni ren vraiment bett na ñu bari boo dee xool. ndax ñu bari doon nañu wax naan ndax dina mën dara. ndax xëy na tuutiwaay bi. xëy na des fois ni mu daan daw see ndax daw na course yu bari classé wul. mais bu ñu fàttali ko raw na. li ko may après mu ñëw groupe 1 ren gis nga tegale na 4 courses yoo xam ni mooy 2e. en plus raw na ndax bu ñu xoolee bu ñu fàttali ko 17e journée. moom moo raw avec le jockey Saliou Kobar donc Ngoné Latyr di jóge écurie Ndiambour Tons Ndiaye di ko indi andi ceeg booga. donc dimanche bu mujj bi nag def na contre performance. waaye loolu du tee tamit ñu xam ne fasu mën a daw la fasu mën a raw la ndax wane na ci boppam te bi muy raw tamit ndaadaan yu bari yegg si nañu. numéro 3 bi. donc le numéro 3 moom mooy docteur Diakhareñ. bi nga xam ni moom groupe 2 la jógee ñëw seet si ay naataangoom. mel ni moom mooy seul groupe 2 bu ñeme ñëw défier groupe 1 ah. waaw moom rek moom moo ñëw. te bi muy ñëw fi mu toll nii ñëw na ak 4 victoires. donc moom it fas la woo xam ni gis nga grand prix bi ñu ko dawee ba terre grand prix conseil économique social. moom mooy 2e. effectivement donc docteur Diakhareñ bu ñu open bi ñu ko dawee moom mooy 6e. donc tey loolu noonu yëpp bu ko boolee ñëw. attention mën na créer loo xam ne xëy na ñenn ñi duñu ko woowee surprise ndax déjà am na ay fule yu mu esquissé ndax kat mooy sama papa le pic Balingari Sadeswell nos zones danseurs donc muy jóge ci écurie bu mag bi di écurie Réunis le numéro 4 moom mooy Buraax donc Buraax moom doomu Loof an los la ndax sar sa lay xaay donc Buraax bu jóge écurie Réunis bu ñu fàttali ko raw na Daara Jolof avec le crack choqué Papa Ñing donc muy duo boo xam ne nii ndax duo boobu la ñuy amaat dimanche waaye li wóor mooy Buraax ñëwul maxa ñëwul donc tey duo boobu am nañ ci fruit à Daara Jolof ndax écurie Réunis du ñu maintenir le même duo tout en sachant que dimanche bi ñu génn Buraax daaw na xel yu neex bi nga xam ni Buraax daaw marqué na groupe 2 bi moom it doon ànd ak ñoom Maguette Diop ñoom Rajab ñoom mi wax loolu moo ko may ren mu ñëw donc tamit fas la woo xam ni course bi bu ko rawee mën na bañ a doon surprise ndax dimanche bi ñu génn am na lu mu wone ba am 2e ci 1650 mètres te fas la woo xam ni boo ko xoolee galopeur la donc distance bi bu guddee ci la ëpp chance raw mais 1650 mètres mu mën ci raw nañu ko bàyyi xel ci 2200 mètres moom ñëw nag ci ki nga xamante ne nag daaw premier temps la bu nekk benn alvan di jóge écurie Réunis bu professeur Sakhir Thiam di ko féliciter ci victoire bi nga xam ne am na ko daaw ci fas wi nga xam ni moom doomu Danekeur la Danekeur Zamindar Gone West Mister Prospector moom ak fas wu mel ni Dalinkor ak ñoom Ndey Maria ñoo bokk benn papa Danekeur ki ko fi indi moom mooy Maaxus fi la donc ñoom ñi nga xam ne ñoo fi indi étalon boobu tamit ñu ngi leen di jaajëfal yaayam nekk doomu Kat Green Kat Green wax naa ko keroog Kat Green moom moo jur ndaanaan yu bëri Pesador Babader fas wu mel ni mana duñ ko fàtte Khadija bi nga xam ne moo raw grand prix du chef de l'État en 2014 yooyu yëpp ay doomu Kat Green lañu donc major dellu si waat na fekk na mu am 2 victoires dimanche bu mujj bi moom mooy 3e loolu ndax dafay ñëwaat ndax le même jockey bi ko waroon keroog Mouhamed Gadiaga ndax moo koy wax en tout cas loolu lépp xëy na mën nañu probabilité la mais en tout cas ki ko yor di Abdou Gadiaga c'est un entraîneur boo xam ne ni c'est un expérimenté muy jógee ci équipe boo xam ne miin nañ bis bi daaw bi muy raw kenn foogeew ko woon mais ren tamit bu ñëwaatee raw quelquefois mën nañ ni du doon surprise ndax fekk na mu wone lu wër te wóor donc le numéro 6 moom mooy Ndiouga Fall donc moom muy nekk benn xàcc boo xam ni écurie Ibra Degen Tanor la nekkoon par la suite ñu acheminé ko à l'écurie Réunis muy rakk ci Auguste ñoom ñaar ñoo bokk benn yaay moom mu nekk doomu Léon du Sassonia rawagul mais ñaari 1650 mètres wala ñett yi mu daw yëpp gis nga dafay classé am na fi benn 2e amaat fi 5e dimanche bi ñu génn Ndiouga Fall tamit classé na donc bu ma juumut moom mooy 5e loolu li muy certifié mooy fas la woo xam ni bonul mais nag ci 1650 mètres yi lay ëpp lu muy wane boppam ndax écurie Réunis dañ koy employé comme lièvre parce que gis nañu course yu bari lu mel noonu da koy faral di jouer 1000 mètres boo xam ne moom day tàng jër ndax loolu lañ koy employé en tout cas leen écurie Réunis ci naaru groupe 1 bi gisaguma benn yoon boo xamante ne defagum nañu comme seen rawante yooyu ñu leen xamee mais loolu dañuy teg nañ continuer suñu programme loolu seex après laa bëgg mu ñëw ci course bi nan la jàpp ne noonu lañ koy dawa noonu lañ koy rawante ak ku ci nekk noo ko war a dawee ñu ñëw ci après Daaru Sam le numéro 6 le numéro 7 Daaru Sam donc Daaru Sam nekk doomu Jimal Kamo doomu Mies Koson donc Daaru Sam écurie Réunis lay jógee déjà raw na
donc bu ñu fàttali ko raw na fi avec les jockeys Sidi Sow mu nekk duo boo xam ne nag c'est un duo fructueux ndax heure boo leen boolee rek di nga ci gis mbir Daaru Saam course yi mujjee daw yëpp dafay bokk am na fi deuxième am fi troisième am fi quatrième dem nañ fi ba Louga gis nga moom mooy quatrième ñu ñëwaat Thiès tamit toujours mu ngi resté ci ay fuleem dañ ko bàyyi xel amoon na fi victoire Grand Prix de la Renaissance en 2019 ba léegi nag bàyyiwul fas la woo xam ne ndaa mayugul ñool waaye fi mu toll ni doo ko wax loolu fi mu toll ni Daaru Saam du raw benn course ba nga ni surprise la ndax ci ascendance bu wóor la nekk donc moom mooy le numéro 7 le numéro 8 mooy Auguste actuellement mën naa ni pronostic boo dem Auguste mën naa ni moom lañ fay waxtaane dimanche bi mujjee daw 4e la jël est-ce que war nañ ko waxtaanee kon dimanche bi mu mujjee daw 4e la jël loolu du tee ñu boole ko ci ndax Auguste vainqueur la koo xam ni déjà ren raw nga ñaari yoon raw nga Thiès raw nga Louga ak ni mu rawee Louga dafa am nu mu rawee noo xam ne nii lu jar a bàyyi xel la mooy dafa ñëw imposé wu ko jokkoo bi dafa ñëw am lu mu wone foofu wan leen ni lii tey du ma leen may dara ndax lu mel noonu lay indiwaat tout en sachant que ba mu ko defee jóg na ko en tout cas am na yeneen daanaan yoo xam ne ñu ngi ci biir groupe bi mais Auguste fas la woo xam ne bu rawee course bi du surprise ndax écurie bi muy jógee écurie bu mag la jockey bi koy war c'est un expérimenté muy Momad Dieye raw na fi Grand Prix du chef de l'État en 2010 ak en 2017 donc chaque fois mën naa ni tamit duo la boo xam ne nii porté na ay fruits te gëm naa ne écurie ci tamit xaw ma nan lañ ko nar a dawale mais fas la woo xam ne am na chance mën a raw tamit course bi ñu jëm numéro 9 mooy borom racole bi Aminou Ouma le numéro 9 gars yi ñoo ko tuddee borom racole bi Aminou Ouma donc moom nekk doomu Pasteur Biir Majorienne donc yaayam moom mooy la grande Toymo bi nga xam ne rawoon na fi Open en 2012 am fi 2e Grand Prix du chef de l'État donc fas boobu nga xam ne daaw raw na lu tolloo 4 trophées ndax bi ci gën a ràññeeku rek mooy le Grand Prix du chef de l'État raw na fi Open raw na Godolphin Classic Coupe donc am na yeneen courses yoo xam ne raw na ko fas la woo xam ne nag ren ay courses am bëriwuñu 6 courses rek la def am na fi ñaari 2e benn 3e benn 4e ak 2 victoires bi mu mujjee daw gis nga ni moom mooy 4e te ñu bëri nee nañ fas wi neexul mais léegi bu fekkee ne neex na indaale loolu mel noonu tëju na daanaka 1 mois et quelque waaw defaru jiwaat parce que le 5 juin la fas yu mujjee daw le 5 compétition juin est-ce que mënul feeñ bu boobaa waaw mais xam nga fas wi loolu mën na feeñ comme mën na bañ a feeñ ndax boo dee xool Aminou Ouma bi muy daw si di rawaat toogoon na diir boo xam ne dawul te bi mu ñëwee moom moo raw léegi nag ndax keroog bi muy raw la fa newoon moo fa newaat loolu tamit xëy na beneen interrogation day am foofu Cheikh Bay après dina ci ñëw waaye Aminou Ouma du raw ba mu nekk surprise am na ñoo xam déjà fay nañ ko premier ci course bi ñu jëm ndax vainqueur la boo xam ne wane na fa lu ne fi mu nekk lay nekk isolé complètement à l'extérieur fas boo xam ne à 700 mètres du but dafay progresser te dafay ñëw d'office donc mu ngi noonu muy Aminou Ouma di jógee écurie Lamba Faar le numéro 10 moom mooy expert mi nga xam ni dimanche bi mujj bi moom moo leen raw Thiès expert moom doomu Siaman Force la ak Koumis Diaw nekk benn surtout Garouza donc juddoo Louga ñëw écurie Lamba Faar 2 ans 3 ans gis nga benn moroom mosu ko raw 1650 mètres mosuñu ko ci raw te déjà 2200 mètres bi raw na ko ci temps 3 minutes 03 lors de la 2e journée depuis lors rawaat na fi ñaari yoon ci 1650 mètres waaye mu mel ni amaat na ci diggante bi jafe-jafe raw ci 2200 mètres léegi ndax loolu diggante bi écurie Lamba Faar ñoom dañuy rectifier le tir ndax dañuy proposer leneen nan la ñu koy dawalee ndax dañ koy avancer mu xëy dem yoonam ndax dañu koy téye mu galoper ci wetu Auguste en tout cas lu ne mën na ci xew waaye li wóor daal mooy foofu Fallou Diop ce sera le jockey certainement te xam naa ne duo la boo xam ne tamit neex na ndax expert Fallou Diop lu ne xew na ci mais attention am na noo xam ne nag wane woon na ko ci Open bi am loo xam ne wane na ko Louga am fa 2e te bi mu ñëwaatee Thiès moom expert moom moo raw loolu bu fekkee ni indiwaat na ko bu rawee course bi du nekk surprise te am na potentiel bu mu mën a imposer woo ci kanamu ay naataangoom. numéro 11 Lat Fatim. waaw Lat Fatim moom moo ko expert ñoo bokk benn papa di bokk benn écurie ñoo bokkoon lépp daanaka fas la woo xam ni ren rawagul mais Lat Fatim am na lu tollu ñetti 3e yoo xam ni am na ko li ëpp nag ci li mu daw ren boo dee xool li mu servir à l'écurie Lamba Faar mooy lièvre ndax li ci ëpp ba bi mu mujjee daw pratiquement ci Thiès ci Grand Prix Open bi gis nga lièvre la ñu ko employé après dawaat na mais classé wul
mais attention lan lay indiwaat ndax ci li ñu am écho par rapport ak entraînement bi mel na ni écurie Lamba Fax engagé wuñ ko tamit ci neen donc fas la woo xam ne bu rawee mën na nekk surprise ndax koo xam ne depuis saison bi tàmbali ba léegi tamit nga mel ni lu xaw a regretté donc mën naa ni écurie Lamba Fax engagé na ko mais est-ce que tamit dañu koy dóor ci kanam mu dem loolu tamit beneen point d'interrogation la mais Lat Fatim mën nañu daal fas la boo xam ne nii mën na lëmbee carte gi numéro 12 Doumayen. waaw Doumayen moom it depuis début de saison ouverture la gëj a raw. la raw def temps 2 minutes 19 ci 1650 mètres après par la suite ñëwaat na fi am 4e ñëwaat na fi bon bi mu mujjee daw moom mooy c'était à Daara Jolof mais jotul placé mais donc xam naa ni ñàkkul ni ay tolof bu fas wi am la xëy na du ñàkk ni tamit problème d'entraînement la ndax nee naa la fas dafa complexe bari na ci détails yoo xam ne staff bi après ñoom ñooy détecté la waral mbir xewoon léegi nag la waral ci diggante bi ñu téyewaat ko defaraat ko ba engagé waat ko loolu xëy na écurie Lamba Fax ñàkkul ne am na lu ñu ci gis te Doumayen warta mën a raw benn course ba mu nekk surprise ndax daaw bu ñu fàttalikoo ci saison daaw bi rek am na nu mu def te ndaanaan la loo xam ne ñi mu bokkaloon génération mu naa ne actuellement c'est le seul cheval boo xam ne nii mu ngi wane boppam ci groupe 1 bi moom Doumayen moom mu nekk doomu Descartes Park Northern Dancer yaayam bébé Cuuj nekk doomu Garouza. effectivement tey ñu ñëw si numéro 14 bi numéro 13 nekk Lougaloo muy seul poulain boo xamante ne ñëw na fekk si woon na leen renaissance daal di terminé 9e mais bi 2200 mètres la est-ce que mën na am chance. waaw mën na ci am chance dans la mesure où tey moom la woo xam ne nii mu ngi wane boppam mu ngi ci ascendance écurie bi muy jógee. tamit am na lu ñu gis ci moom fas yu boo dee xool depuis mu tàmbalee daw ci course yu mujj yi benn yoon la fi daw ci Louga classé wul ñëwaat na fi course bu mujj bi moom mooy 2e ak ni mu demee fas la wu mën a daw woo xam ni de passage maa ngi ciy nuyu écurie la Saint-Louisienne parce que seen produit la koo xam ni moom mooy rakku Reyaan nekk doomu Bermeko ba léegi ay doomam ñu ngi raw ndax Azuru raw na Lougaloo raw na yaayam nekk Hamdou Rabbi donc Lougaloo course bi ñu ngi ko ci xaar 2200 mètres la bariwul tey course bi am na nu muy demee mën na ko favoriser ndax li nga def ci 2650 mètres ba am ci 9e nga ñëwaat par la suite am quelques foulées yoo esquissé. am na nu muy ñëwee mën na raw na ci 2200 mètres. 2200 mètres la raw. effectivement ci la raw ak ni course bi demee. ndax course ba boo fàttalikoo. course bu gaaw la boo xam ni Kasumay 2. moom Diofior bi njëkk bi. voilà donc muy course bu gaaw parce que boo dee xool moo ni dañuy daw. ak Diofior bu ñu jugee dem kanam moom moo intercalé. kon nga bàyyi xel. mu ngi noonu. donc léegi numéro 14 bi nekk Taïf. moom on peut dire que ne dafay ñëw ci dimbali si waa écurie. waaw bon Taïf donc mu ngi noonu. Taïf actuellement bokk na ci fas yi nga xam ne ci groupe 1 bi classé wuñu mais nag mën nañu comprendre parce que Taïf li ëpp ci course yi mu daw li ko écurie Cuuj di doyee mooy lièvre ndax fas moom dafay ñëw ci course ngir servir la munoo bari ay fas nga ñëw leen nga téye leen ñoom ñëpp donc am na fas yoo xam ne selon seen vitesse selon seeni performance noonu ngay xool noo leen dawalee pour ñu mën a servir donc xëy na tamit lu mel noonu la ko écurie Cuuj di doyewaat ndax loolu dina ko mataleem déet en tout cas Taïf gëj na daw si ndax biñ ko mujjee indi sax bu ñu fàttalikoo jotu fas yu jugul ci box yi ndax dafa am jafe-jafe box ndax ci diggante bi écurie Réuni écurie Cuuj am na lu ñu ci remarqué defaraat ñëwaat en tout cas loolu dina leer mais fas la woo xam ne nii yàgg na wane boppam 2 ans 3 ans boo fàttalikoo wane na ay xel yu neex ba ni mu yéegee groupe 1 moom Taïf. Cheikh tey li nga xamante ne lim leen muy fukk ak ñeent nga gis ne écurie Lambar Fall dawal si nañ ci juróom écurie Cuuj dawal si ñett écurie Réuni daal ciy dawal li nga xamante ne moom mooy ñeent tey nga gis écurie Njàmbur daal ciy dawal ci li nga xamante ne moom mooy ñaar ana course bi tey jii ñen nga jàpp ñooy say favori ak lan moo leen mën a may chance ñun ñu daal raw course bi ak lan moo leen ko mën a xañ dawal bi daal boo ñu ko doon décortiquer tey jii dawal bi nan la war a mën a tëddee. waaw laay ndoy dawal bi dana nekk dawal bu jaxasoo dawal bu compliqué parce que course bi ni ñu ko yaakaare woon ak ni mu tëddee am na lu ci changé. mooy bi njëkk mooy Medina mi nga xam ne presque tey bu ñu doon tabb favori daanaka mooy favori numéro 1. ñu ko doon séntu gisuñu ko. ba ca topp am na fas soo xam ne mooy fas soo xam ne moo doon 2e favori presque booy xool mooy Amine Ouma. toog pendant 1 mois daw si wut. tey mu war a ñëwaat ñëwaat pour jëlaat place am. xamuñ yan circonstance la ñëwee xamuñu ba xam grand prix bee tax mu ñëw xamuñu ba xam day ut ci compétition. loolu lépp léeruñu. fas yi ci topp nga xam ne mooy Auguste. di fas la woo xam ne ren vraiment def na ay performance am marqué na empreinte am ren bi ci lu wër. ci lu kenn dul werante. fas la woo xam ne gis nañ ne saa bu drapeau bi daanoo danañ ko gis mu bokk ci xeexu kanam bi mu tar lool.
te heure bu ñuy bis dana bokk ci ñeent yi muy fas woo xam ne tey boo doon def classement bi mënoo koo génnee ak noo ko tërale mënoo koo génnee bu fekkee dafa daw ci kanam doo ko génnee bu fekkee dafa toog ci biir paquet bi doo ko génnee ñu gisaat weneen fas woo xam ne mooy expert comptable di plein de 4 ans ñëw ci seen biir moom it bi muy ñëw ñu bari na woon lii du ko mën mais gis nañ ko mi ngi koy réussir xëy na réussir ko à 100% mais li ci ëpp mi ngi koy réussir parce que moom it durant booba ak léegi mi ngi ànd ak naaru góor yi ñëw placé 4e position kon moom atteindre na objectif am parce que li ñu yaakaaroon ak ni mu demee xëy na tëddewul lañ doon séntu ci moom dëgg tamit xëy na am na lu ci manqué mais li ci ëpp ñëw na fas yi nga xam ne mooy ngóone fas la woo xam ne moom it ñu bari bett na leen ndax yaakaar nañ ne ngóone bu ñëwee ci naaru góor yi xëy na du fa man lii mu man te gis nañ ne dimanche ji ñu génn ci topp moom moo rawoon te bi muy raw kenn yaakaarul woon ne course boobu mën naa yombe ci moom noonu mais gis nañ ne course bi ni mu tëddee dafa far mujj sax yomb ci moom te loolu lépp dara waral lu ko dul stratégie ak mën a dawam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gérer di ay ñoo xam ne ñu yàgg ci fas la xam ci fas lu bare indi ko ci ay circonstances yu wóor ba nga xam ne liñ doon wut ci moom wan na leen ko muy dimanche ba la ñu génn fas yi nga xam ne moom moo ci topp mooy buraax gis nañ ne buraax vraiment dimanche passé gis nañ mu indi arrivage boo xam ne jaaxal na ñëpp ci 1650 mètres te moom fas la bi nga xam ne 2200 mètres wala 2650 mètres la gën a mën fas yu def deuxième tour nag bu ànd ak njool yi mel noonu ñëw arrivé si deuxième war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax ci 2200 mètres yi nga xam ne moom lañ jëm beneen fas yi nga xam ne moo ci topp nag di maxa ñàkk a ñëwam jaaxal nañu bari man sérieusement parlant defoon naa ne mooy doon numéro 1 kër saxeer parce que moom ci biir parrainage bi ba tey duggagu ci te gis nañ ne waroon na cee mën a ñëw pour am lu mu ci marqué pour mën a lijjanti parrainage am mais gisuñu ko benn yoon loolu nag lënt na ci suñu bopp li tax indiwuñ ko ñoom ñoo ko xam stratégie la xëy na wala lu mu mën di doon ñoom ñoo ko xam fas yi nga xam ne moo ci topp mooy dumayin gis nañ ne ouverture moo raw mais durant bi mu rawee ouverture rek léegi benn 4e la fi amaat boobu ba tey moom it contre performance lay daw gisaat nañ ko tamit moom it indiwaat ko xamuñu tamit moom it lan moo tax indi ko fas yi ci topp di Lat Fatim gis nañ fi am na fi ñetti 3e fas la woo xam ne moom it defoon nañu attentis lay daw mais gis nañ ni chaque fois dañ koy utiliser comme lièvre te fas la woo xam ne lañ doon séenu ci moom mooy attentis la gën a mën ci lièvre moo taxoon ñu boole woon ci naaru góor yi mais bu ñu xamoon ne ci circonstances yi lay dawee ñu bari duñ ko bind ci naaru góor yi parce que naaru góor yi dafa nekk catégorie boo nga xam ne pour nga jóg bëgg a liggéey lièvre ba pare bëgg a raw loolu c'est difficile yëpp fas woo xam ne boo da ngay daw ci kanam rek pour tenter la jàppale day facile ndax naaru góor yi boo xoolee ci yëpp ay fas attentis la te distance bi nga xam ne mooy si distance parcours du 2200 mètres ñoom maîtriser nañ yàgg nañ koo daw toqe nañ ci xam nañ ku ci mel ni Médina ñooñ boo leen tuddee tudd ku mel na max ñetti fas yooyu lañ gën a séentu ci distance bi gudd mel noonu parce que gis nañ ne ñoom à chaque fois dañ koy réussir maxa nag lañ gis ne ren vraiment mu xaw a passé à côté tuuti xamuñu nag lu ko waral xëy na mag gi la wala xëy na laal nañ bouton boo xam ne waruñu koo laal loolu lépp après day am ci course mais du tey ay nandite bu ñu ko séqee mën nañ koo dem indiwaat ko ci dawal bi muy Maguette Diop damay gis ne à chaque fois moom day mal dimanche passé am na ku ma ci waxtaanal ba mu ne màgg gis naa ko vraiment tey mu indi couleur boo xam ne gëj naa gis mu indi ko danaa ko boole ci fas yi ma ne ko man de lenn laa koy tiital mooy maal maal boobu tamit kenn xamul lan moo ko def ci moom gis nañ ne moom vraiment am na un jour yi sax màggee waxtaan nañ ci nga ne ma gis naa ko mi ngi liggéey ci jor gi loo xam ne attention bu ñëwee man la man daal li may ragal ci moom rek mooy maal googu nag il faut ñu dindi ko ci moom pour mu mën a ànd ak fas yi ay fas booy ànd ak ñoom surtout leen ëpp leen gënoo leen a pire à chaque fois ñu la fay njëkk a jóge dañ lay bénéfice moo tax li ñu war a gën a def ci façon mooy fexe ba dindi maal googu nga xam ne moom lay maal ñu jóge faal comme ni ko Modou Kassé waxee sànq gis nañ ne moom ci distance bu gàtt la gën a wane boppam que ci distance bu gudd gis nañ ne à chaque fois bu ñu dawee ci distance bu gàtt bi day ñëw day bokk ci xaalis bi mais à chaque fois bu ñu dawee distance bu gudd boo ko xoolee doo ko gis moom it mu doon fas woo xam ne siinuwoon nañ ko ci naaru góor yi ci ouverture course yi parce que amul lu ko naaru góor di jaay toll na nañ ñoom bu fekkee ne ci juddu kenn ëpp ko ci juddu ni mu war a mel xëy na moom la mel moo tax lii arrivé ko mais bu fekkonte ni fii de la mu waroon a daw mi ngi koy daw kon pour man foog naa ne fii moom da koy weesu effectivement fas la woo xam ne fas am capacité effectivement léegi tey jii lan lañ mën a wax ci li nga xamante ne moom mooy course bi fasu kanam yi ñoo koy raw wala fasu digg bi wala fasu ginnaaw ñan nga jàpp bu ko parce que temps bi moo ngi dem heure yi li ñu desee ci waxtu fu mu toll nii bëreetul waaw loolu lépp mi ngi dépendre ci course bi ni muy tëddee am na nu ñu koy dawale fasu kanam mën na koo raw am na nu muy yan fas ñoo mën a am possibilité génn ba teg si
non kooku moom buñ koy wax moom pour séntu ko ci ñaari fas lañ ko fiy séntu pour man mooy expert comptable ak Auguste ñi nga xamante ne ñooy intercalé nag ñii intercalé buñ ciy séntu mën nañ ci séenu ko mën na buraax ndax gis nañ ne dimanche passé daw na loo xam ne vraiment ñu bari yaakaaruñu woon ci moom loolu fas la woo xam ne fasu deuxième tour la bu demee ba ci 1650 man muy jëw di arrivé deuxième course bi war dañ ko ci séenu bu baax a baax war na ci am place major la ma ci daan wax laa ciy waxaat fas la loo xam ne fasu capable la mën a daw ci am na ay lépp li fas di am rek am na réalité yi ñu xool ci fas course boo ko xoolee da nga ko gis ci moom mais dañuy gis à chaque fois moom it bu ñu demee ba toll ci fu mel nii mu baisse de forme lay ñëwee loolu nag xamuñu lu mu doon xëy na ren amaana du demee noonu parce que gisoon nañ ne moom musta raw rawaat te gis nañ ren mu def ko ci at na kon xëy na foofu mu nekkoon xëy na kon jóg na fi waaw kon moom it dañ koy bàyyi xel fasu ginnaaw yi fasu gannaaw yi ku mel ne Daaru Sam ba tey dañ koy tudd ci fasu tunduloo Amina Ouma de foo ko boole moom non Amina Ouma fas la woo xam ne dafa demoon dafa dellu si waat déggoo ci biir wax ma ne la xamuñu lan moo tax mu ñëw xamuñu compétition lay wut si wala lan moo ko indi kon kooku da nga koy jàppali di ànd xam kon nañ ko jàppale de kon buñ jógee ci loolu kon ñu jàpp ki ñi nga xamante ne parce que boo xoolee Amina Ouma raw na am na 2 victoires Ngoné Latyr am na benn victoire Jaaxarañ am na 4 victoires Burax am na benn victoire Major am 2 tey Daaru Sam am benn Auguste am benn Amina Ouma am benn Amina Ouma am 2 expert am 3 tey Dumayeen am benn Lougaloo am 3 tey jii kon course bi moo ngi tourné si ñooñu xëy na nag ñuy wax bonne chance ku sa wërsëg nekk rek nga daat koy raw ndax te grand prix ren du grand prix caaxaan Modou temps bi liñ dese bëreetul ñu jóge si 6e catégorie ñu nekk li nga xamante ne mooy pur sang yi numéro 1 bi nekk Kiskas Demon numéro 2 nekk Sami numéro 3 nekk Big Bet numéro 4 nekk Film numéro 5 nekk Maria Santal moom nga xam ne day doog a def si rentrée je pense que Ndoye Diène Mbaye moom moo ko moom moo ngi doog a ñëw ci li nga xamante ne moom mooy réew mi mais tey ji Big Bet nañ ko bàyyi xel baax a baax mais tey Kiskas boo xoolee dimanche ba le passé fi ko balaak fekk raw ko foofu noonu nañ ko bàyyi xel baax a baax moom tamit tey jii kon tey kiren bi gis ngeen programme bàyyi noonu wax nañ leen événement bi wax nañ leen li nga xamante ne mooy organisation bi wax nañ leen li nga xamante ne moom mooy ambiance bi si nar a am animation bi nga xamante ne moo ci nar a waaye wax nañ leen fas yi ku ci nekk la nga xamante ne moom mooy sens bu ñu jógee foofu ñu daal di ñëw ci yeneen point yi nga xamante ne moom la ñu dese muy partenariat bi nga xamante ne moo di seen galo signé ne ko ak li nga xamante ne moom mooy CNG pour wàllu promotion grand prix chef de l'État ñu war cee jëm fii ak beneen weekend bee di ñëw muy le 24 incha allah tey jii ana loolu nan nga ko mën a jàngatee. waaw loolu ñu ngi koy rafetlu donc di wax ni ñu ngi jëm ci journée bu am solo xam nga le grand prix du chef de l'État c'est la plus grande course de l'hippisme du Sénégal nga xam ne heure boo koy organiser donc dafay nekk une journée particulière boo xam ni lu ne mën na ci xew. donc lépp lu nit mën a def xëy na ba waajal journée bi da ci am solo ndax journée la boo xam ne ñëpp dañ koy waajal que ça soit le CNG. ci wàllu communication bi nag la seen galo bi tey ji am ay liggéey yoo xamante ne bëgg na ko cee def muy liggéey yu am solo parce que seen galo bi nekk na loo xamante ne lu confirmé la lu imposé wu la ci loo xamante ne ci course yi la wax dëgg fa yàlla parce que bu ñu demee ba à chaque fois léegi duñ toog 2 mois yoo gisul benn seen YouTube bu bees kon ça veut dire que nit ñi gis nañ ne lu baax la ñu ciy roy te loo xamante ne lu am important lu yokk course la parce que course moom communication ak li nga xamante ne mooy médiatiser ga daf ci am solo lool. waaw lu am solo la ndax course kenn mënu ko wax kenn mënta wax sax lu lépp loo xam ne lu concerné business la wala activité particulière donc te doo ci boole communication. donc loolu mun ci ñàkk donc seen galo ñu ngi ci yoon bu baax. donc ñu ngi participer ci vulgarisation course hippique Sénégal. donc te loolu it lu rafet la ndax lépp loo xam dafay wone li nga xam ni mu ngi xew en terme de course di ko jàllale donc loolu dañ koy rafetlu. donc ci lancé boobu rek la te grand prix bi ñu jëm tamit lépp lu ci waay mën a def en terme de communication bu gën ko jàllale ba mu gën a yegg foo xam ne xëy na xaaruñu ko woon tamit ñu def ko xam ni yëfi suñu yëfi bopp la te journée bu neex lay doon comme d'habitude incha allah. incha allah di wax ne rek seen galo association réunion bi ñu waroon am mbaaw samedi dañ koy poussaat ba après grand prix chef de l'État ndax li nga xamante ne moo daanu seen kaw. muy DC bi nga xamante ne Sidi am na ko te mu nekk ci membre fondateur bi nga xamante ne mooy seen galo association tey jii moo di ñu jox la mot de la fin rek nga daal tëj tey bu luñ la waroon laaj te laaj nga bëgg wax ci li nga xamante ne moom mooy journée Kirène bi ak tey jii lan ngay tàggatoo. waaw di la remercier lay nooy di remercier toute l'équipe technique ñi ñu àndal ci réalisation pronostic ci seen galo donc di remercier Djibi Ndiaye ci participation bi donc ak Cheikh Bey donc di nuyuwaat le promoteur Omar Bawa Junior ànd ak équipe bi ñoom Maître Diagne
ñoom Jo Adama Bawo donc père Pape Ndiaye Mbaye Anta donc ñoom ñëpp ñu nekk ci ku ma limul rek xamal ni dama la fàtte Dame Bawo mu ngi ci biir ak ñeneen ñoo xam ne ku ci nekk am nga rôle boo ci joué pour bis bi jàkk Kirène nag pare nañu le comité d'organisation du Grand Prix Kirène tamit ñu ngi ci donc yëf yi pratiquement mën naa ni du jour comme nuit dañu ciy liggéey donc guddi gi bëccëg gi lépp dañu ci waxtaan di xool yan innovation la ñu mën a indi fexe ba bégal ñi nga xam ne ñu ngi waajal journée bi di jox ñëpp rendez-vous dimanche donc à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop ci Grand Prix ci 2e édition Kirène bi nga xam ne nii artistes yi déjà Sabel dina ñëw def prestation dafay teel a ñëw 15h donc bu kenn manqué képp ku mën a teel a ñëw na nga xam ne Sabel moom mooy démarrer Pape Diouf moom it dina ñëw moom it rek avant ñuy démarrer course yi ci biir course yi tamit dina am prestation yeneen ak yeneen yoo xam dina ci am waaye journée la boo xam daal journée bu spéciale lay doon te di leen wax ne it Kirène pare nañu pour servir leen lépp lu jëm ci seen produit que mu doon boisson wala ndox loolu lépp ñu ngi koy waajal ñoom dinañ indi le maximum dinañ décorer l'hippodrome donc lépp loo xam ni rek incha allah dina tax bis bi tamit jëm ci kanam entraîneur jockey propriétaire ñëpp gis ci seen bopp donc rendez-vous dimanche à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop. incha allah Cheikh looy tëjee. waaw Laye Ndoye di gërëmaat rek CNG bi di gërëmaat it vraiment seen galo ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci liggéey bi ak caméraman yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyuwaat di leen dokkeel bu baax a baax vraiment seen galo am na fu mu fekk course mais am na it fu mu ko yóbbu parce que man benn yoon laa mas a toog seen plateau xëy na plateau bu bëccëg la woon mais plateau bu bëccëg ak bu guddi bokkul parce que bi ma toogee ci guddi bi ci laa xam ne seen galo am na fu mu fekk yëf yi mais it am na fu mu ko yóbbu di leen santaat di leen gërëm bu baax a baax di ñaan suñu borom bàyyi leen fi ngir yàgg assisté yu mel nii parce que yëpp ci facteur de développement la lu baax la xëy na am na fu ngeen sontu xëy na àggugu leen fa mais yàlla na leen yàlla dimbali ba ngeen am seen télé bopp moom lañ leen a ñaanal parce que bokk na ci li nga xam ne bokk na ci liy yokk course bokk na ci li nga xam ne dana yëkkati course dana am fu mu ko yóbbu li ci dolleekut mooy di santaat Omar Bawa mi nga xam moom moo tëgg bis bii di journée Kirène di ci ndokkeel waa Kirène bépp di seen employé ñëpp bàyyuma ci kenn di nuyuwaat Jibi Ndiaye mi nga xam ne toogoon ne fii di suñu naataango di suñu wëllëre di suñu xarit vraiment jël fi kàddu ba dem jël fi ay kàddu ñu ngi ko ciy ndokkeel bu baax a baax a baax a baax di santaat ñoom maître Souleymane Diagne Adama Baaw ñi nga xam ne ñoom ñoo fi assisté ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm parce que xam nañ ñoom ñëpp ci luy doxal course rek ci la ñuy nekk subaat ngoon koo ci gis mu dox wala muy wax ci lu ñongal course rek ak yëkkati course am fu mu ko yóbbu moom moo tax wax ñoom ñëpp mbokk course nag xëy na wax mën naa am nii rek mais ku bon nekku ci parce que man gis naa ñoom ñëpp buñ bokkee di toog ñoom ñëpp jàmm la ñuy yéenante jàmm la ñuy wax kon lu dul jàmm rek jàmm yàlla na yàlla raxas xol yi ñëpp am jàmm ci dërëjee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbooloo nag mooy doole tubaab nee ne lii ñoo fait la force il faut ñu def benn bloc pour mën a combattre pour course mën a dem ci kanam loolu mooy affaire bi kon maa ngi jël message di ko lancer képp koo xam ne course yënga képp koo xam ne yaa ngi ci milieu monde trifistre maa ngi lay ñaanal suñu borom dimbale la dolli ba nga xam ne war da nga tàbb si ci terrain bi ñi nga xam ne ay dawal des propriétaires ndaw yàlla na leen yàlla dimbale ba gis seen bopp ñi nga xam ne ay éleveurs lañ di élever ci élever lañ toll yàlla na leen yàlla dimbale ba lépp luñ juddul rek muy gagnable buñ ko bëggee jaay man ko mag salaam course tamit maa ngi ñaan suñu borom dimbale ñu ba ëllëkkat si bi ki nga xam ne moom moo fi nekk ci gouvernement bi dimbali ñu teg ñu loxo par course bi métti na te amuñu kenn ko ñu jàppale te bu ñu jàppale wu vraiment day métti il faut ñu teg ñu tànk bañ xam fan lañ jëm ñu door ñoo bàyyi mais vraiment course bi diiran boobaak léegi damaa gisul kenn koo xam ne ñëw nga fi teg ñu loxo wala nga dimbali ñu ci daal lépp ñun ñoo koy commencé suñu bopp ñoo koy àggaleel suñu bopp te benn loxo ba tàcc kon maa ngi ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla dolli jàmm ci réewum Sénégal yàlla na yàlla dolli jàmm ba ma ko mayee rek parce que tout à l'heure wax naa ci journée dimanche bi mais samedi bi it Pape Sall donc match bi gars yëpp ñu ngi leen ciy woo donc Thiès la à partir de 16h ci terrain hippodrome Ndiaw Macodou Diop dimanche bi it am na yenn buy am case des tout-petits bi den ak hippodrome bi gars yi waajal ko te xam ne loolu ñëpp la concerné jërëjëf kon moo ngi noonu di leen wax ne seen émission pronostic lañ leen indi loon ànd seeg ñi nga xamante ne mooy suñu invité yi ku ci mel ni Moudi Kassé bokk ci organisation kii Grand Prix Kirène bi waaye ànd ak suñu xarit suñu doom nday di Cheikh Bey nekk benn turfiste amateur consultant bu mag a mag a mag waaye àndoon feeg ji bi tamit moom tam bokk ci organisation bi di leen sant di leen gërëm di sant suñu caméraman yi ñoom Papa ñoom Habib Thiam di sant waaye technicien bi Cheikh Naa Ndoye ci moyens yi nga xamante ne déployé nekk waaye di sant administrateur bi muy directeur bi boo waaye di sant ñëpp ñoo xamante ne tey ñoo ngi fi woon nekkoon ay propriétaire toog fi boobu ba léegi ak di sant ñi seetaan ñëpp di leen wax ne kontaan nañ si yéen di leen jox dig daje incha allah dimanche
à partir de 15h fële nga xamante ne mooy hippodrome Ndiaw Macodou Diop di leen wax ne dara du leen rëcc ci kirène bi. am na ay liggéey yoo xamante ne nag seen galo bi def na ko ci muy jëli fas yi jëli président bi yooyu yëpp xam naa ne fii ak balaa incha allah wala garam bi balaa dimanche seen leen indil yëpp daal leen ngay tegal ci kaw taawal ji di leen wax aywa kon na leen jox dig daje dimanche incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup.